Xibaar Actu. salaamaaleykum mbokk yi nga xam ne yéen a ñuy teewlu ci seen site Xibaar Actu ñu ngi leen di siyaar bu baax di leen baalu àq ci weeru koor bi nga xam ne ñu ngi ci tey nag dañoo dalal kenn koo xamante ni directeur la mais aussi enseignant la ci commune Kayar ñu war a waxtaanee lu am solo depuis bi nga xam ni monsieur le président de la république Macky Sall am na décision bu mu jël ci wàllu ubbite l'école bi waaye ñoom nekk fii ci commune Kayar fexe nañ dajee ñi nga xam ne ñoom ñooy enseignants yi maanaam directeur l'école yi waxtaan tënk ci li nga xam ni noonu la ñu war a doxalee liggéey boobu damay bàyyi sama invité rek comme ça mu def présentation ñu mën a jublu ci liggéey bi. waaw jërëjëf man maa ngi tudd Ngouda Dione nekk directeur école Kayar 3 moo nekk fële ci Poiron waaye it jiite kuréel bi nga xam ne moo ëmb directeur yëpp ñu koy wax CODEC muy collectif de directeur d'école bi nga xam ni moo ëmb directeur yi nekk Kayar yëpp ak genn wàllu directeur yi nekk Jandeer moo tax tey ñu teew fii di leen gërëm di leen sant ci opportunité bii ngeen ñu may ngir ñu waxtaan ak nit ñi ci ubbite école yi nga xam ni président de la République décidé na ko. jërëjëf ci réponse ak présentation bi tey jii mel na ni yëg ngeen information bi ubbite l'école bi yegsi na. bien vrai que feebar baa ngi fi ba tey jii lan nga xalaat ci décision bi nga xam ne jël nañ ko muy ubbite le 2 juin bi. waaw ubbite 2 juin bi ñun dañ koy rafetlu rek ndax ñun ay liggéeykat lañu état moo ñuy employé kon état bu fekkee ne dafa décidé ni war nañoo ubbi école yi ñun dañuy topp ci ndigalam ndax feebar la boo xam ni kenn xamul kañ la fiy jóge kon nag il faut comme ni ko président waxee il faut ñu jéem a jàng dund ak moom naka la ñuy dund ak moom mooy dellu ci activités yi yi nga xam ni moom la ñu sas muy ñun suñu wàll di ci jàngale xale yi te xam nga ni njàng moo yor am réew kon nag ñu bëggee wékk njàng mi te xamuñu kañ la mbas mi di jeex loolu aussi dafay xaw a métti moo tax bu ñu nee da ngeen dellu ci école yi dañuy dellu ci école yi waaye nag xool yan matuwaay la ñuy jël ngir école yi bañ a doon foo xam ne feebar dafay lawe bay lor kenn maa ngi wax ni aussi maa ngi fi toogandoo ak sama rak monsieur Mbaye Mbengue nekk fële séance censeur ci lycée Kayar moom day soog a agsi waaye incha allah après dina présenté wu wax li nga xam ne mooy jëm ci affaire lycée bi. jërëjëf monsieur Dia ñu ngi lay nuyu sama doyen bi monsieur Ngouda Dione directeur école 3 bu Kayar man nag maay monsieur Mbengue ñu gën maa xam ci Mbaye Mbengue nekk censeur fële ci lycée bu Kayar maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen gërëm. sànq dafa am loo tudd lu am solo maanaam ay matukaay yoo xam te ni après bëgg ngeen ko xool soit xool ngeen ko pare wala bëgg ngeen ko xool bëggoon nañoo xam yan matukaay ngeen jël depuis bi décision bi jógee. waaw bi décision bi jógee xam nga matuwaay yi moom daanaka ci état lay jógee ak ci mairie bi ndax mairie bi moom vraiment ma état bi nga xam ne leen dañuy tijji nag man gisee naa ak ñi nga xam ne ñooy directeurs yi leen faaw ñu gis maire gis également président comité bi nga xam ni moo yor affaire Covid bi te mu mën a jiite ko ñu gis ak ñoom ngir ñu wax ñu ñoom lan la état bi envisagé ngir ubbite kooku mën a jaar ci yoon bi ñu gisee démb def nañu réunion ñoom wax nañ ni état bi am na lu mu prévoir lu jëm ci mbirum raxasukaayu loxo ñu koy wax lave-mains lu jëm ci mbirum masque lu jëm ci mbirum gel lu jëm ci mbirum thermoflash yooyu yëpp lu jëm également ci mbirum désinfecté école yi nga xam ne service d'hygiène war na ko def incha allahu ajjuma bii bu suba bu delsee dañu ni ci lañ koy def kon yooyu yëpp ay matuwaay yoo xam ni jëlandi nañu ko en attendant ngir élèves yi mën a dellu ci école yi mën a jàng sans mu am risque vraiment propagation de la maladie. ubbite l'école bi dégg nga li monsieur le président wax ñu war ko démarrer le 2 juin bi ñu jëm tey jii en tant que censeur ci CM Kayar wala boog ci lycée bu Kayar tey yan décision moom ngeen préparé. waaw di la gërëm encore une fois di la sant pour occasion bi nga ñu jox pour nu leeral donc comme ni ko doyen Dione waxee moyens yi ak sàmmonteeg seet gi loolu mairie bi la war ak gouvernement bi ñun nag à notre niveau au niveau de Kayar bi ñu waxee ni dañuy ubbi le 2 juin sur le plan pédagogique mooy lu jëm ci njàng mi jël nañ suñuy matuwaay bi mu nee dañuy ubbi le 2 juin c'est là
dugg en contact avec tous les professeurs ak les surveillants pour xamal leen ubbi le 2 juin donc ni ñuy ubbee mooy classe yi wala dépasser 20 élèves et que war naa am benn distanciation physique entre les élèves de ce que ça fait que man à mon niveau defar naa emploi du temps yi ba nu pare defar naa tamit liste classe yi classe 3e yi bu ci nekk fukki élèves ak juróom la am ñu ñetti classe 3e terminal L bi ñaari groupe la bii am na fukki élèves ak juróom benn bii am na fukki élèves ak juróom terminal S2 bi moom fukk ak juróom la noir rek kon ñoom amuñu problème profit tamit ku si nekk jot na sa emploi du temps parce que bi mu amee laa defar emploi temps yi daal di leen koy envoyé daal di may def ay remarques ay suggestions ma corrigé waat daal leen koy envoyé fi mu toll ku si nekk xam nga yan classe ngay utiliser ak yan classe nga dul utiliser ñun nag foofu lañu mën a yem ci jumtukaay yi tamit li Ngouda wax moom am na loo xam ne maire partagé na ko ak ñun démb loolu Ngouda leeral na ko xam naa ba ma ci laajee tamit naa la ci gën a tontu waaye ñun fi ñu toll moom informé nañ prof yi informé na administration ba ku ci nekk jot nga sa emploi temps divisé nañ classe yi ba si avant le 2 dinañ ko affiché emploi temps yi la ba nga xam ne ñun suñu wàll moom du am benn sooxe suñu côté. leeral bu am solo bi il paraît que kon ci côté enseignant yi moom lépp pare na. donc fi nga wax sànq ci côté mairie ndax relation mairie ak enseignant bi fi mu nekk nii dafa war a am maanaam dafa war a di tax écoute bi da cee war a am sinon dina am faay bëggul sax gis. léegi yéen lan la leen mairie pare pour jàppale leen ko donte du jàppale sax de lu mu war a def la mais tey jii lan la mairie pare pour jox leen ko. waaw da ngaa wax bu am solo du jàppale parce que mairie ñoom noo yore xale yi fii ñun ak ñoom comme ni nga Ngouda waxee démb dañu nañ benn réunion avec le maire mu wax nañu daal ñoom demoon nañ Thiès ba def benn réunion moom la doon partagé ak ñun ci biir réunion bi wax nañ ni daal fukki classe ak juróom yi ñu war a utiliser bu ci nekk na fa def benn lave-mains dinañu indil gel hydroalcoolique parce que de am na ko souligné mu ni loolu tamit dina ko ci yokk dinañ jox tamit école bi benn thermoflash bien que bu ma sañoon mu am ñaar parce que ñun ëpp nañ 150 candidats 3e ak terminal mu ni dina joxe benn masque pour chaque élève ak chaque enseignant corps enseignant bi ak corps administratif dina joxe kay gouvernement bi tamit pare na pour joxe 2 masques ce qui fait que enseignants yi ak élèves yi ku ci nekk di nga am 3 masques classe bu ci nekk nañ fa def benn lave-mains ak benn thermoflash pour contrôler température xale yi voilà loolu daal nañ ko fi def léegi nag ñun à notre niveau lave-mains yooyu sax bu ñu ko mënee yokk dinañ ko jéem a yokk avec nos moyens ba xam ni dinañ ëpp benn par classe dina dem ba benn wala ñaar par classe parce que loolu lépp day gën a am solo ci reprise bi. jërëjëf professeur ci leeral bu am solo bi donc yaakaar naa disposition yooyu bu ko maire jëlee dina gën a mën a avancer liggéey bi aussi tamit gën a dalal xelu enseignants yi ci loolu léegi directeur tey jii yan disposition ngeen jël pour mën leen a limiter ci regroupement yi ndax distanciation bi dafa am solo ci li ñuy wax kenn xamul ku koy indi kenn xamul ku koy yóbbu. waaw xam nga matuwaay yi ñu jëkk a jël d'abord ci emploi temps yi mbaykat wax na ko ñoom à leur niveau ndax ñoom classe gu ne da ngay am emploi du temps. ñun également CM2 moo concerné il faut ñu préciser que ne classe yi nga xam ñooy reprendre mooy CM2 3e ak terminal kon élèves yi ci des ñëwaguñu école na parents yi ne leen téye ci kër gi ñu bañ a ñëw école yaakaar ne dañuy reprendre ñiy reprendre mooy ñooñu CM2 ma jaaraat ci 3e ak terminal ñooñu ñooy reprendre incha allah le 2 disposition yi nga xam ne nag moom la ñuy def d'abord sur le plan de l'emploi du temps. bis bu nekk xale yi 9h la ñuy xëy si léegi day changé 9h la ñuy xëy si bu ñu xëy see 9h au niveau de l'élémentaire ñu wàcc 14h45 mooy emploi temps bi ñu jox récréation bi war a nekk de midi à midi et demi donc ci jamono boobu la ñuy nekk école comme ni Mbaye wax également distanciation bi il faut mu am maanaam soriantoo bi ndax dañu ni. feebar bi kat war nga daan sa morom lu mat meetar ngir mu bañ a am chance u xëy na liy jóge ci kii
nga xam ne dafa feebar di ñëw ci yow ginnaaw bi ko solee masque bi ba pare moo tax même classe yi dañ leen di organiser ba nga xam ne classe bu ne du ëpp ñaar fukki élèves lay tolloo wala lu ko yées noonu la ñuy organiser woo kon même CM2 yi dañ leen di tas ci ñaar wala ñetti classe yoo xam ni classe bu ne dafay am maître bu koy yor kon noonu la ñuy organiser woo récréation yi également dañ leen di surveiller ba nga xam ni xale yi fu ñu nekk dañuy bëree ka xal-xal ak yooyu mais dañuy fexe ba nga xam ne incha allah bu ñu reprendre récréation bu amee xale yi kenn ku ne distance bi nga war a may sa morom nga may ko sa morom su boobaa ñi koy taxaw mooy am na maître yoo xam ne xëy na yoruñu classe jàngale wuñu mais ñoom dinañ mën a wër di xool ndax xale yi ñu ngi toog fi ñu war a toog ndax jegante wuñu jegante boo xam ni xëy na bu ci feebar amee dina wàllante wala yooyu yooyu yëpp ay disposition la yoo xam ne dañ koy jël laaj may également wax nañ ko xale yi dañoo war di raxasu constamment dañoo war di raxasu fu ñu toll activité bu ñu def bu ñu paree raxasu su boobaa yaakaar naa benn laaj may dong du doy mais comme ni ko Mbaye waxee dinañ jël suñu disposition ñu nit ngir yokk laaj may ba bu xale yi di raxasu toilette yi également ñu defar leen ba ñu sell nga xam ni dinañ ci mën a dem te duñ fa jële benn microbe wala leen école yi ñu pompe leen bale leen ba ñu set wicc ba képp ku ñëw nga mën a toogaay woo xam ni sa xel dina ci dal li nga xam ne également mooy matériel commun xam nga yenn saa yi dañuy am ay règle ak ay combat ay école yoo xam ni da nga daan tracé jox sa morom loolu tamit dañ koy bañ ndax jàngoro bi mën na cee topp wàllante bi am ci léegi kenn ku ne soit da nga yor sa matériel commun bi moom dañ koy éliminer kenn ku ne matériel individuel bu mën a nekk moom nga yor loolu aussi dañ ci veillé ci loolu ci la gel bi di gën a amee solo ndax dañuy laaj matériel yi toujours ñu koy désinfecté maanaam daal matuwaay yu bari jël nañu ko daal ngir xam ni ndax boo seetloo ci adduna bi yëpp ñi nga xam ñoo gën a féete ndaw feebar bi sonalu leen waaye nag comme dañuy dem ci bërëbu mbooloo mën nañu faa jëlee yóbbu ko seen biir kër te loolu la ñuy bañ ndax li monsieur Kadi wax rek bul yóbbaale bul indiwaale moo tax ñu jël matuwaay yooyu waaw matuwaay yi daal incha allah jël nañ ko nañ ci taxaw ba nga xam ni yàlla mën nañoo defal sutura boobu mën naa am yëf yi du ko daaw noonu. li ma ci mën a dolli de mooy surtout ci récréation bi cela veut dire foofu tamit il faut ñun à notre niveau parce que ñoom am na ay maîtres yoo xam ne duñu gérer ay classes ñoom ñooy gérer lool ñun dinañ fexe ba les surveillants bien que néew nañu waaye ñoom dinañ nekk constamment ci cours bi ci veille ci distanciation sociale boobu parce que xale yi xam ne duñu jigéente ci toilette yi tamit amoon nañ koo xam ne moo daan occupé wu pour defar toilette yi léegi dinañ jéem a xool koo xamante ñaar ñoo xamante ni ñoom uniquement na nekk foofu pour raxas toilette yi parce que ni ko Ngouda waxee li kii mooy problème bi mooy boo ko amee école rek am na nu muy demee am nga ko ci kër ga parce que xale bi bu ko xisee ba am da koy yóbbu sa kër ga parce que bu ñëwee mënoo kaa daw il faut nga jige ko donc nañ jéem a jël daal suñuy matuwaay ba nga xamante ni lu nu mën ci def ci sorante bi ci cours bi ak ci biir classe bi dañ ko def ba nga xamante ni du xañ na wàllante bi dina fa wàññeeku wala du fa am loolu daal la ñuy ñaan waaw am na yoo xam tamit bu waroon nañ cee ñëw tamit xam naa ni dañu ci laaj boo soo kii. am na loo xam te ne am na solo parce que tamit xale bi bu fekkee 9h la war a ñëw def si cours peut-être ndekki fan lay ndekkee école ba lay ndekkee wala kër ga lay ndekkee loolu tamit jar nañu leeral ko ci aussi tamit beneen bi ëpp solo tamit mooy ñi jaay ci biir ñi daan jaay ci biir école wala ñi jaay ci buntu école tey ñooñu ndax dañuy ñëw wala ñëwatuñu bu fekkee dañuy ñëw yan disposition ngeen jël bu fekkee ñëwatuñu tamit lan nga leen di informer ba ñoom ñu xam ni ñoom soxlawuñu leen ci l'école yi. waaw boo xoolee comme ni ko Ngouda waxee emploi temps yi dañ kaa def de 9h à 14h45 presque mën nañ de 9h à 15h. Ce qui fait que loolu bu ko gouvernement bi defee c'est que pour que xale bi mën di ndekkee këram donc xale bi day ndekkee këram ñëw biir école comme ni ko maire waxee démb bëggatuñu kenn ku fay jaay donc nu ngi ñaan ñi daan jaay ci école yi nga xamante ni suñuy partenaire la moom parce que dañ daan dimbali xale yi mais nu xam ne léegi mënatu la nekk lu tax mënatu la nekk parce que jamono moo ko laaj man bu nu ma xamee xam na ni man dama leen doon jàppale si lu bare bari ñu nekkoon lycée dama leen daan wax ni tant que man maa ngi fi
benn jaaykat du fi jóge mais nag situation bu amee dan ku si nekk da ngay jàppale sa moroom pour que lii bañ a law parce que bu dalee ci ñoom dal na bu dalee ci xale yi dal na si ñoom te ñoom tamit seen njaboot la duñ bëgg mu dal si ñoom donc liñ leen di ñaan jaaykat yi ngir yàlla war a sóoli ñu jàppale seen bopp bañ a ñëw école bañ a dem tamit ci mbedd mi pour xale yi di fa dajaloo li ñuy bañ mooy xale yi dajaloo loolu tamit damay ñaan nguur mu gën see ñëw insister si pour que ñooñu tamit ñu jàppale ñu xam ne ñun ñëpp ñoo leen njaboote parce que bu dalee xale bi rek dal na moo tax laaj nga laaj bu am important donc ñu ngi ñaan jaaykat yi daal vraiment ñu jàppale ñu ci côté boobu. ñoom xam nañu ndax dañuy jëflante ak ñoom ci école yi xam nañ ni njëkk ak teraanga bi lañ sax ak ñoom xam nañ ni aussi dañuy daan seen doole waaye nag jamono bu ne ak la mu attan ak la mu nangu moo tax gouvernement bi moo jëkk a jël interdiction ni tere na ñu képp koo nga xam ne yaa ngi jaay ci école formellement lañ ko tere moo tax tey bu ñu sayoon xibaar bi jàll boo xam ni ñoom ñëpp nañ ko dégg képp kuy seen mbokk képp kuy seen xarit boo ko déggee da nga leen ko jottali ngir ñu bañ a def seen ay investissement parce que xam nañu ñoom dañuy dem jëndi dara wala ñu togg dara ngir indi ko école waaw mën nañoo dégg ni les deux la ñuy ubbi ñu dem jëndi bu boobaa bu ñu ñëwee ñu fermer école bi ñu perte ci loolu te ñun loolu bëgguñu ko ndax dëkk bi ñoo ko seq bu ñu sañoon kenn ku nekk ci liggéey yëngatu di ci am teraanga da ngay continuer di ci am teraanga waaye nag situation bu changé dañuy xam ni situation moo changé moo tax biir école yi moom comme ni ñu ko daan ubbil léegi xale bu xasee ba dugg école dañuy tëj école bi dootuñu nangu kenn génn dootuñu nangu kenn dugg parce que il faut ñu contrôler dugg yeeg génn yi loolu il faut ñu def ko moo tax bëggatuñu kuy ñëw école di jaay na leer ci nit ñëpp parents yi aussi pour loolu nañu jël seen ay dispositions parce que xale bi tamit bu ñu waxantee dëgg mënut a nekk diggante 9h ba 14h wala 15h école te lekkul dara kon soit nañu leen di defaral ndekki xale yi xam nañ ni ñun ñëpp ay doom lañ yor xam ne ni xale yi amuñu habitude di teel ndekki waaye nañ ko jéem ku ko ci mënul ñu defaral la seen ndekki nga dugal sa saak bu récréation jotee nga toog sa dox lekk li ngay lekk naan li ngay naan raxasu ba set dugaat classe te bañ a génn li ñuy def yëpp du pour soxora kenn du pour coince kenn mais pour bañ rek musiba bi dugg ci suñu dëkk dugg ci suñuy élèves dugg ci suñu population moom la ñuy bañ kon nit ki bu fekkente ni keneen naan sangul sa taar la bëgg nañu gisee ni lii ñuy wax ni du pour ngir soxla kenn du ngir coince kenn waaye dañu koy wax rek ngir mucc nag jar na lu ne mucc moom jar na lu ne moo tax nañu ko déggandoo ñu lépp vraiment jaaykat yi ñu ngi jégalu ci mbir mi bëggewuñu ko woon noonu suñu partenaire ngeen comme ni ko Mbaye waxee toujours dañuy nekk école am jàmm ak salaam ngeen di nekk ñu ci yéen am na problème yoo xam ne yéen ko réglé am ndax xale yu ba dañu naan def bu récréation jotee dañuy génn dem seen ay kër mais am na jaaykat yoo xam ne bu ñu nekk ci école bi xale bi xaalis rek lay indaale daal di jënd du soxla muy dem këram mais nag comme situation moo changé ñu ñaan yàlla defal ñu ba ñu passé lii ba wér amaat ba ngeen mën a ñëwaat ci école yi partenariat boobu ñu nekkoon vraiment ñu continuer ko yaakaar naa ni loolu daal moom la ñuy ñaan yàlla te di jégalu bu baax a baax rek ci décision boobu waaye nag décision boobu la boo xam ne ñu nit te kaw lañ jógee te wax kilifa moo waaw rek la sant waaw bëgguñoo nag kenn di ñëw ñuy am xaar ma yàlla wala di ci waxante wala di ci jëbante jëf joo xam nii kenn mësuñu koo xamee kenn mësuñu koo dégg ndax ñu nit ci dëkk bi lañ dëkk kon lu rafet rek lañ fa war a def lu baax rek lañ fay war a def luy jariñ ñëpp rek lañ fa war a def wala ñu fay def lenn wala ñuy wax lenn loo xam ni day wàññi kenn lenn moo tax it li naan wat gaal ak ko ñu teel a wax lii sàkk woon ko ni nañu ko teel a wax mu teel a dugg ci bopp nit ñi bu jaree sax ñu dem ba nga xam ne ci rajo jàkka yi ñu waxal ñu ko ngir nit ñi mën koo dégg vraiment pour ñu mën a am ci bañ ci am benn xaar ma yàlla kenn loolu daal li ne woon il faut ñu préciser ko parents yi nag nañ jël seen disposition comme ni ma ko waxee jox xale bi defaral ko loo xam ni moom dina ko mën a saagam wala nga forcer ko mu lekk sogo ñëw école parce que bu xasee bu ñëw école ba ñu tëj moom bala ñoo génnati wàcc rek incha allah rabbi. léegi nag ban message boo leen di lancé boo xam te ni bëggoon ngeen koo lancé ngeen profité waat ci occasion bi waxtaan ak askan bi waxtaan ak élèves yi waxtaan ak tamit
ñi nga xam ne tamit ñooy ñi ngeen di liggéeyandoo ñuy professeurs yi enseignants yi lan ngeen di conseiller. waaw xanaa di gën a ñaaxaat ñëpp rek ndax bu mbas duggee cim réew dañuy moytu waaw ñaan yàlla di génne ci fi mbas mi waaye nag boole ci di moytu di fagaru waa kër docteur yi wax nañu li nga xam ne moom la ñuy fagaroo loola nañu ko farataal sol masque yi ci biir dëkk bi raxasu bi soriantoo bi du bañante ñàkk nuyonte bi du bañante jamono la rek waaw jamono mooy toll boo xam ni faw nga changer comportement lii ñaax également jàngalekat yi mooy na ñëpp ñëw école kenn ku ne def li nga war a def ndax école li ñuy wax équipe pédagogique moo fa nekk bu ñëpp yoru classe ñu jàngale comme wax ne ko sax am na kenn ku ne am nga tâche boo xam ni moom nga war a def boo xam ni bu ko néewal solo am na solo lool ndax xool élèves yi ngir ñu mën a respecter li ñu leen wax yor thermoflash di xool ndax am na ko am température am ko amul seetlu ndax bi élève raxasu na am raxasuwul yooyu yëpp yu am solo la bu ko kenn négligé ñuy ñaax élèves yi masque yi leen jox du ay fowukaay ndax bu ñu demee ba ni ku nekk kenn ku nekk nga am ñetti masque ngir ñu toppatoo masque yooyu la ñu ngi dépendre nag xamaguñu yan façon masque la mais bu dee ay masque yu ñu mën a fóot la parents d'élèves bi nañ fexe ba toujours yi nga xam ne soluñu ko ñu nañuy set nga xam ne bu xale bu wàccee bu waree demaat école mën a am masque bu mu mën a sol à sa disposition masque yi tamit am na noo xam ne noonu lañ ko war a soli am na nu ñu ko war a summee ngir mu bañ a indaale benn doomu jàngoro yooyu yëpp incha allahu rabbi dinañ ci taxaw fan yu njëkk yi nga xam ne moom lañ jàng yaakaar naa sensibilisation bi moo ci gën a am doole li jëm ci wàllu élèves yi ndax dañoo bëgg élèves yooyu non seulement nekk ay acteurs nekk ay ñoo xam dañuy jot information mais nekk ñoo xam ne aussi dañuy joxe information bu ñu génnee ay vecteurs d'information ndax dañoo bëgg li leen jàngal ci école ba bu ñu génnee ñoom it di ko jàngale ci kër yi di ko jàngale ci dëkk bi ngir information bi gën a yaatu ndax information du doy surtout information boo xam ne dafa jëm ci sauver ak buntu kon loolu daal mooy fas yéene nag suñu taxawaay di gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax kilifa yi ni ñu continuer wax ni ñu continuer ñaan képp koo xam ne borom kër nga également continuer la wax continuer la ñaan ndax jaboot jàmmay mbokkam. sëñ bi li may mujjee rek mooy di ñaan xale yi nu am yar ak discipline ci biir classe bi respecter distanciation am yar ak teggin ci biir cours bi toile di tamit ñu ngi leen di ñaan ñu bañ faa groupe ñu am patience di xaarante bu fa ñaar demee ñett keneen bu ñëwee xaar ba kenn génn ñu am yar ak teggin di ñaax prof yi ñu gën a jàppale xale yi jàppale seen bopp prof yi ma gën a jaaxal nag mooy prof yi déplacé wu maa ngi leen di ñaan bu nu kam ma ne am na ñu ma ci waxal ñu jéem a trouver une chambre fii pendant ces 2 mois 3 mois là pour mën a rester à Kayar parce que va-et-vient bi moom musiba la si ñoom musiba la ci xale yi musiba la sax si seen ak njaboot ga ñuy fekk parce que loolu sax ñoom noo ko war a jëkk a bañ donc di leen ñaar enseignants yi prof yi nga xam ni dañ doon def navette ñu toog ci dëkk bi li ma leen di ñaan tamit mooy li Ngouda wax xale bi vecteur d'information la donc nan fexe ba premier cours ñu sensibiliser xale bi ba nga xamante ni xale bi dina xam à peu près lan mooy coronavirus lu koy joxe fu muy jógee fu muy jaar ba nga xam ne bu demee sax sa këram man faa véhiculer information yi ban man kaa moytu donc xale yi première leçon yi ñuy jéem a sant prof yi ak administration mooy nu taxaw pour xam wax ci feebar bi ba nu xam ko bu baax a baax ba ñoom sax nu mën kaa jotali parce que ñoom ay vecteurs d'information yu baax la donc vraiment loolu laa amoon di wax tamit ku ci mën a jàpp ci xeex bi muy mairie muy comité bi fi nekk muy imam yi mosquée yi mbaar yi ku ci mën a jàpp ci sensibilisation bi ñu mën ñëpp jàpp si ba lii daal nga xamante ni yàlla dimbali ñu ci Kayar amuñu ci cas mu continuer ba jeex takk ba duñ ci am cas te nu ngi koy vraiment ak ni nu ko doxale ne ñu ci am yaakaar ak mairie beeg yooyu ba loolu man fee bañ a am falfa jërëjëf censeur ci leeral bu am solo bi yaakaar naa ni ngeen ko terminé sax rafet na surtout message bi nga xam ni message de sensibilisation la jëm ci élèves yi jëm ci enseignants yi mais aussi jëm ci population bi nga xam ne ñoo nekk ci Kayar ñu ngi leen di jaajëfalaat bu baax a baax di jaajëfal aussi directeur ci seen disponibilité
di leen wax ni seen équipe Xibaar Actu moo leen doon indil émission bi pour mën a conscientiser waat population ñu gën a bàyyi xel ubbite l'école bi du caaga ni ñëpp ñooy dem jàngi ji te aussi tamit du caaga ni ñëpp ñoo war a dem jaaye ji donc ñoom dinañ xam yenn disposition la ñu jël xam nañu nañ koy defee donc mu doon information bu ñu leen doon indil incha allah dinañ dikk ak yéen ci yeneen jotaay mu doonoon Moussa Dia ak Mandiaye Diop ci Xibaar Actu incha allah bu ëllëg.